yenn saa yi nga ni bu ma jëlee xob bi jaxase ko ak xob bi jël xob bi jaxase ko ak xob bi di nga ci mën a am lii ak lii parce que xob bi lii mooy principe actif am xas bi lii mooy principe actif am ñu xam ni xam-xam la yenn saa yi nga ni xob bi ak lii dafay def antiviral la day dindi yaram bu tàng ñu nekk ci jamono joo xam dañuy wax virus d'accord wopp ji xew nii sax nag taxuñu sax di wax ñun dañuy wax de façon globale ci wàllu xam-xam mais tey ci suñu plante yi ndax am na ci ay garab yu ñu mën ni lii antiviral la. mais Mouhamadou Mansour loolu du jeex ci plante yi ci li ma ci xam nu ma la ko limal su ma la limalee lu mel ni fër bi yaa xerta limal la ay eucalyptus mais limal la kàdd ay non scientifique ngay wax de. waaw limal la vernonia amygdalina mais du jeex ay plante yoo xam ne antibactérien la antiviral la ba pare dafay renforcer système immunitaire bi mais dimbali nit ki ba virus sax du ko dugg. xam nga Mouhamadou Mansour xëy na feebar bi muy Covid-19 bon jar na wax jaru wax parce que dañuy toll foo xam ni coow li dafay bari waaye dama bëgg ñu xam ne rek xam-xam moo ngi biir Sénégal doomu réew mi yaa fa suñu mais peut-être joxuñu leen opportunité pas les moyens parce que les moyens sont là mais dinaa la wax de manière générale ci wàllu virus ñu comprendre d'abord lan mooy virus soo ko bëggee xam xeetu microbe la dafa am lu ñu naan parasite wax nañ ko suñu émission antivirale yi wax nañ ko suñu ay émission feebar bii lii génne ci wàllu pneumonie yi di jàpp dënn wax nañ ko fi ci gang wax nañ ko fi ci yeneen xeetu feebar virus nag moom kese mënta développé wu benn mënta propagé wu tas waaye itam mënta développé wu moom kese donte dugg na ci biir nit virus mu dugg ci biir nit rek taxul mu développé wu taxul mu feebar la mën na sax bañ la rey mën na sax moom mu deewaat ci boppam virus boobu nag ma fàttali itam doomu aadama dafa am système immunitaire bu dëgër boo xam ni yàlla waajalal na ko sans garab loo xam ni dafay combattre dafay xeex bactéries yi parasites yi ak virus yi mais système immunitaire boobu léeg-léeg dina am attaque boo xam dafay soxla renfort ci ay garab plante yi wala garab yi nga xam ni mooy médicament chimique yi ma fàttali la médicament chimique yi ñuy naan 75% ci médicament chimique bi ci 100% 75% yi c'est des plantes non 25% yi c'est chimique am na yoo xam ne sax c'est plus mais li ci ëpp mën nañ wax la su fekkee ne da nga am garab yoo xam ne des plantes yoo xam ne antiviral la antibactérien la am ay formule ay molécules yoo xam ne dafay empêcher virus bi ci mu pénétrer cellule bi par exemple garab bii nga gis nga xam ne verno à base de vernonia formule la ak d'autres médicaments. vernonia nu ñu koy wax ñun fii ci wolof nii. vernonia amygdalina wolof bi dëgg. moom la ñuy wax soigne-tout. soigne-tout lañ koy wax. soigne-tout sax li tax ñu wax ko nit ñi dañu dem rek xamuñ ñu créer tur bi. mais ndax li muy faj ni mu bëree. dinaa la wax lenn. vernonia ma comparé ko ak artémisia. artémisia dafa am lactone am lipide am protéine am sesquiterpène ok waa nekk antipaludique antibactérien antiviral di dindi fièvre antipyrique et tout lu bari ñu ñëw ci garab bi nga xam ni mooy vernonia amygdalina man je pense te liggéey naa ci moo ëpp doole artémisia fuuf dafa am sesquiterpène dafa am ay exemple lu ñu naan vernodaline vernolépine vernodynamique ay xeetu sesquiterpène la sesquiterpène bii nga xam ne moo nekk ci artémisia ak artémisine bi sesquiterpène bi dafa nekk ci garab gi à dose encore plus élevée te sesquiterpène lu mel ni vernodaline lu mel ni sesqui antiplaquettaire la c'est-à-dire benn boo koy naan dana tax deret ji du way ci yaram bi ñi nga xam ne seen deret day jekki-jekki di way mu mën a indi ay problème AVC problème poumon et tout da koy tas muy antiplaquettaire yi
ba deret ji du def dara mais en même temps Vernodhaline bi ci nekk antiviral la boo xamante ni moom dafay empêcher virus bi non seulement moom li tax mu baax mu dugg ci biir cellule bi mais dafay programmer virus bi mu dee en même temps dimbali ko moom sesquiterpène bi ci nekk loo xam ni dafay empêcher cellules cancéreuses yi aussi ñu développer mais li ci nekk antipaludique la ni artémisia antipaludique la ni artémisia di fajee sibbiru noonu la koy fajee ni artémisia di dindee fièvre noonu la koy dindee mais ci wàllu virus Vernodhaline moo mën fuuf am na si garab boo xam ne lu mën a tuddal turam mais sunu mag ñi xam nañ ko moo tax dara du leen lu ma inventé moo gën a gaaw ci wàcce fièvre lu mu yéeg 38 39 40 daf koy wàcce muy benn en même temps wax naa la ne la li mu mën a dimbali parce que tam dafay faj cancer du sein loolu wala prouvé te ñoo xam ni faj nañ leen ci ba ñu wér c'est-à-dire benn wax naa leen dafay empêcher dafay cytotoxicité la maanaam dafay empêcher cellules cancéreuses yi ñu am développement ñu waxuñu artémisia bi garab bu baax la il faut bien préciser ay nit ñu def ci ay gëstu ay tubaab def ci gëstu du tey c'est su ma gisee nit ñi wax tey artémisia fekk ñun bërki démb lañ ci doon wax su ñu gisee nag ci wàllu nag fièvre virus cancer Vernodhaline moo ko mën fuuf moo mën fuuf artémisia ci côté boobu. alors wax nga ma ci wàllu virus ay xeetu feebar yu bëri mel ni ay sibiru ak yu mel ni ay sibiru ay grippe ay xeetu cancer composition bu am solo boo xamante ni bi Bio-Kenya moom moo liggéey li nga xam dañ ko industrialiser tey muy dem partout dans le monde alors sang bi virus la ñuy wax mais ba léegi sénégalais yi dafa jafe ci ñoom ñu xàmmee virus microbe bactérie nangam c'est-à-dire que mënuñu leen qualifier pour ñu comprendre dëgg-dëgg fii ak nekk ko spécialiste ci domaine bi et il est temps nit ñi mën a xam ni mën a xam mën a définir virus ak microbe la moo leen wutal. non wax naa la ko sànq ci introduction bi différence virus amul appareil su ma la doon wax amul jëmm esprit la jinne la noonu laa la ko mën a wax alors que microbe dafa am jëmm microbe mën na développer di multiplier wu ci benn place di yokk di fulu. c'est que li tax ma dugg foofu xam ne développé woon nga ci début mais dama il faut mu am benn yoon léegi ci garab yi nii ak suñu garabu cosaan yi ndax mën nañu am bu ñuy xalaat def ci ay composition yu mën a rey microbe. mais bii kii Euphorbia hirta lañ ko liggéeyee mais ak 30-40% y a d'autres médicaments yu Euphorbia hirta mooy mbal xam nga ko mbal moom dafa baax ci asthme baax ci bronchite baax ci problème mu poumon. sang bi nag moom dafa yiw ba nga xamante ni bii ndeysaan ak yar bi da aw sax ci digg bi maanaam daf koy faj parce que daf ci def ay gëstu ba am ci ay résultats ci cabinet bi yàgg na ay at bëri waaye ndeysaan ak yar bi da ngay dégg maanaam baax na ci. waa xam nga li tax dama am lu ma gëm yàlla rek mooy wéral nit du wéral mais su suñu protocole yor nañ par exemple bu ñu fajee 100 personnes ci wàllu par exemple asthme ci wàllu par exemple pneumonie ci wàllu par exemple infection respiratoire daf koy faj wax naa la sànq ne la ci wàllu waaw ñaari garab yëpp en même temps antiviral la mais bii tam anti-staphylococcique la antiviral la am na ci boo xamee garab yi ma la wax connaisseur dina xam ne yow xam nga ci dara léegi nag anti-staphylococcique la nga xam ne dafay empêcher ay infection pulmonaire moom garab bi baax na ci tawat jooju ñu naan VIH boo waxee VIH xam nga mën naa la wax fii ne la li tax du ñu mën a développer bi ñu waxee Covid bëgguñu ku ci wax bëgguñu africain bi ci wax bu amee benn africain bi ci wax ñu soog a daw ñoon dañam ful la tubaab bi bëgguñu am na ñu jotoon wax ci ay VIH ay nangam ay pël yu rey nañ leen ñoo xam ne génne woon nañ remède loolu xam nga ci dara journaliste nga par exemple lu mel ni cancer du sein garab bi daf koy faj
c'est-à-dire taux de réussite à plus de 80%, 90%. daf koy faj ñoo xam ne ñoo ngi fii Sénégal def témoins yi mën ko wax mën ko kii donc loo xam ne dafay faj lépp lu jëm ci wàllu virus hépatite cancer du sein kii daf koy faj à 80%, je te dis. garab bi nga xam ni moom mooy H07 laa ko tuddee formule la du ma la ko wax am na ay plante day faj asthme moom bu baax a baax ñi am crise asthme boo ci naanoon benn verre tey am ku am crise asthme bu mënul nooy ci saasa mu bàyyi. am nañ d'autres médicaments yoo xam ne itam dafay faj yele mais ci gàttal ci diggante antiviral virus comme ni ma la ko waxee lu sew la mais garab Vernonia laa la wax mais plusieurs garab ci Sénégal baax na ci ay antiviral lañ te prouvé nañ ni itam dafay faj te faj nañ ci ay nit ñu wér des milliers et des milliers de personnes kon ci tënk bëgguma dugg trop parce que c'est un peu délicat nga dugg ci diggante Covid-19 nangam mais principe actif yi nekk ci liñ jàpp ni moo ngi faj muy artémisia moo ngi ci garab yi ñu composé te quiconque mën na ko utiliser il verra les résultats su fekkee ni nit ki jotul am yenn xeetu tawat yi en même temps daf koy protéger parce que antiviral la ba loolu du ko dal kii taux de guérison c'est à plus de 98%, c'est-à-dire munoo faj nit nerf sciatique te du la wax ni wér naa c'est très rare je dis pas que c'est à 100%, mais au moins à 97%. bu ko defee kii mooy nerf sciatique am na d'autres médicaments yoo xam ni nekk def nañ ko ci mais bépp garab boo fi gis ci Sénégal la jógee. lan mooy HH. waaw HH moom laay tuddee double H moom aussi formule la mais kii dëgg-dëgg moo ngi tudd HC803 H formule la sur le scientifique. alors que yow yaa dem ci suñu garab yi maanaam ci garabu Sénégal yi ci nga defee composition ba liggéey ci liggéey bu am solo bi. ci laa ko def kii garab bi par exemple nit ku am problème mu hémorroïde mais nit ku am problème mu colopathie fonctionnelle nit ku am problème mu estomac nit koo xam ni da nga am problème mu indigestion wala ay reflux gastrique garab bi mënuma la wax dama defe ne yàlla da ci def loxoom boo fekkoon benn jigéen buy daanu règle douloureuse fii di metti boo ko tàngalee jox ko ci kaas à la minute mu jóg. mais nu ñu koy defee mode d'emploi bi. mode d'emploi bi bind naa ko fi da ngay jël su fekkee ni waaw su fekkee ni dajjiwoo ko da ngay jël benn cuillère à soupe ak moitié mais sachet bi yëpp c'est pour 2 litres d'eau parce que machine bi daf ko dama ko grammé dosage ko ba nga xam ni dana mën a génn soo ñëwee rek da ngay infuser parce que nit boo ko bëggee wax defal nii mu compliqué su ko infuser pendant 15 minutes lay am maximum bii garab yi boo gisee ñu koy defar nii parce que yi infusion am ak liggéeyam moo gën a metti par rapport ak yi ak composition yi si nekk waaw c'est très important mais kii moom boo ko naanee par exemple bu fekkee ko xam dafa am hémorroïde externe interne moo tax ma tuddee ko HH double H à 6 semaines de traitement parce que vénotonique la seulement dafay may veine anus bi mu gën a am doole gën a mën a parce que xam nga hémorroïde xar du ko am dama koy wax nit ñi mooy HH waaw xar du ko am na acacia albida xam nga ko waaw kadd sëñ bi kadd ma wax la ne kadd antipaludique la am na ci biir kadd du artémisia mais am na ci biir kadd comme ni ma la ko waxee ci Vernonia loo xam ni artémisia am na ko li tax ma jël garab bële amygdalina bi c'est parce que dafa puissant dafa am doole li mu mën ci côté cellule cancéreuse artémisia mën na ko ça c'est sûr li mu mën ci palu artémisia mën na ko lu artémisia mën ci palu mën na ko lu artémisia mën ci dindi fièvre mën na ko mais plus moo ko mën ci problème mu pneumonie ci problème infection moo ko ci mën antiviral la aussi moo ko mën aussi ci protéger cellule bi ba virus du ko dugg bon bien vrai que ni
man maa ngi am li may gëstu ci membrane cellulaire bi ci biir cellule bi ci xolu cellule bi am na loo xam ne bu ñu arrivé di ko déclencher loolu ci suñu gëstu ci ay garab nit sax cellule dootu ko virus dootu ko rey virus bu duggatee ci yaram nit moom mooy dee mais loolu moo ngi nekk ci membrane cellule bi ci biir kooku ay gëstu la yu parewul ci ay garab yoo xam ne bu ko nit naanee réaction boobu lay am virus bi dee et tout ça tout ce que je vous dis c'est écrit noir sur blanc am na ci artémisia Ghana laa ko njëkk a liggéeyee avec des Ghanéens dañ koy def sax ay plantes yu ndaw seen kër tout le temps dañ koy togg dañ koy def seeni affaire donc ci tënk da garab bu weex la mais am na jus yu ñu koy def mook vernonia bi donc kon moo waxal ne double H bi dafay faj lu jëm ci wàllu hémorroïde et tout ce qui s'ensuit problème mu gastro la colopathie fonctionnelle hémorroïde et tout hémorroïde wax naa la ne la aussi moi ci biir HH bi dafa garab bi moom lu mu gàtt-gàtt fi ñu toll nii bii double H composition bi def naa ci 12 plantes yu bokkul 12 plantes ak grammage yi bokkul yii ma def ci 5% yii 18% yii 30% mais c'est à base de ci benn garab boo xamante ne ni moom lañ koy defaree parce que garab yu bëri wax naa ko fi démontré naa ni muy fajee pour sénégalais bi mën a jëriñu am na ñu may wax ni gërëmal Mouhamadou Mansour Diop parce que ci émission bi laa fajoo te musuma fay xaalis parce que loolu moo doon sunu objectif c'est pas pour que rek xaalis non mais pour nit ki wér ñun mooy sunu objectif dañuy wax ni suñu slogan mooy ñu sonn pour doomu aadama bi wér parce que santé sëñ bi sans santé xoolal dëkk bi ak feebar bi lépp taxaw kon santé am na solo donc ñun nag li ñuy fajang fii nañ ko développer borom xam-xam yaa ngi fi nañ leen permettre juste pas ñu jox leen xaalis nañ leen permettre rek ñu développer seen xam-xam. ñu bañ leen a bundu xataal ci li ñu xam bañ leen a bundu xataal ci li ñu gëstu ndax xëy na mën na ragal lobby wala pression bu mën a bàyyeekoo faneen sañ bi doon nga ma wax itam H44. H44 moom ñu doon dégg sax ñu doon topp série yi ñu doon defee ci àll bi doon nañ ko dégg sax lu bëri. H44 acacia albida am na ci aussi. waaw mais kadd li mën bëri na de moom itam. waaw kadd bokk na ci garab yoo xam ni man samay garab lañ. xam nga booy liggéey ci garab day dem ba da ngay bëgg benn garab ndax ay njariñam kadd dafa bari njariñ. est-ce que bari na toxique. zéro toxique. moom mën nga ko lekk mën nga ko naan gisoo xar yi bu ñuy lekk ki kàdd dañuy gën a baax et tout dafa am protéine li nekk ci kàdd mënu ma la wax H44 moom aussi formule la su ma leexee formule day loo xam dañ ko liggéey bind ko démontrer ko jox ko ay nit moom H44 bi ci wàllu am doom waaye infertilité ci wàllu jigéen boo xam ne da nga am problème mu ovaire am problème mu ovulation am problème mu ñàkk mën a am doom de manière générale ndax loolu scientifiquement leeral nañ ko fii Mouhamadou Mansour ci xam-xam yu wóor wax lan mooy tax jigéen am doom ak luy tere mu bañ a am doom donc ñoo xam dañu am anovulation du ñu mën a ovuler normalement H44 gisaguma ñu faj ci nit H44 mu topp les traitements sur 12 semaines te jëlul ëmb gisaguma ko waaw moom ci wàllu am doom mën nañ wax ni li ñuy faj H44 ak double H boobu ñoo ci ëpp doole. am na garab dosage boo xam ne wala ñàkk xam li nekk ci garab bi nga jox ko nit man nit ku may traité wàllu ngóora nga xam ni ñu bëri daf leen di amal ay problème dinaa la laaj est-ce que amoo les maladies cardiovasculaires ki am problème boobu en général am nga noo koy joxee garabu ngóora bëri na gars ñoo xam ni dañuy wax ay fajkat leen rey nañ ay nit parce que comprendre wuñu doomu aadama am na loo xam ni nit ki am na ñoo xam ne dama leen faw nga xam nit garab gi faw nga xam ko soo ko xamul munoo ci faj nit kon war nañ fexe ba ñi démontrer yor ay formule yor xam-xam bind ko nga mën leen respecter waaye nag comme li nga wax sànq buñ jëlee tanikat bi man musuma bind si samay kéej xoolal fii ndax di nga ci gis tradipraticien xool ko
lan laa la bindal spécialiste des plantes parce que fii ba Pointe-Noire képp ku taxaw ci wàllu plante nangu naa waxtaan ak yow mën nga ma ko dàq de waaye foo waxee naa ko dégg kon ci Sénégal moom ci Afrique sowu jant ni jant bi di soowe fii noonu lañ mujjee ci wàllu plante ça je vous le dis pas ci xam-xam parce que boo demee Ghana boo demee Mali bii sont très organisés Ghana léegi nekkatul n'importe qui moo mën a jóg faj dañu def nit ñi def ay des preuves mais nit su waxee ci xam-xam di nga xam ndax xam-xam kenn mënu ko tricher Mouhamadou Mansour di nga xam ni lii xam-xam la su fekkee da nga bëgg nit ki bind mu bind ci plante bi su fekkee da nga bëgg mu def ay formule mu def ay formule Verne C15H24 su ma la ko waxee képp ku xam luy C15H24 ban formule la di nga ma ko nangul boo ma ko nangulul garab bi ngay fajee loolu ma wax la ne garab bi ngay fajee loolu donte c'est des comprimés et semi chimiques garab boobu li nga ca def principe actif yi moom laa am fii pourquoi tu dis que sa garab bi moo gën sama garab donc garabu tubaab bi ci boppam lépp lu ciy nekk ci principe actif dañ koy xam ñun bu baax ba pare xam les plantes amul li gën ci àdduna faju plante loolu dama la koy wax nit ñi nañuy bay seen kër yi ay plante di ko lekk lépp luy xob raxasal di lekk da ngay wér gis nga canceru sein sëriñ bi kii da koy prévenir suñ ma mayoon ma jël 1000 personnes jox leen ko ñu xool fii ak ay nangami at wala nangami weer kat moo ci am canceru sein suñ ma mayoon nga am nit ki am début canceru sein ma jox la garab bi jox ko ci 100 personnes ñu xool ñaata nit ay wér. sang bi ma lay sonal di la ñaan di sàkku ceew nga dimbali ma di ma accepté ñu dem ci àll bi ngay feeñal ay garab tey jii boo doon génnee garabu dóobaale man gis naa koo xam ni bi may def ak yow émission nga ci joxe benn secret mu nekkoon ku xaw a yasax yaram bi xaw a bàyyi mu nekk nooy booy ma defal ko ci benn composition boo xam ni ci suñu émission laa ko jële woon def ci karité ak yi ma ci war a def jox ko mu koy maase mu daal di soppeeku ci anam bu gaaw. tubaab bi dama koy wax principe actif bi fi ne jox ko sama formule nag fa nga jàng li tubaab bi jàng nañ ko di ba pare def ay recherche sëriñ bi xoolal depuis ñaata at 32 pays di sol blouson di sol cap di sol tenue ngay wër dëkk ak dëkk village ak village loolu xam-xam la état moo waroon ñëw tey jox nit ne ko demal jël sa ndaw jox ko xaalis ne ko gëstul moo xam ne man sa état waroon na ñëw ne la demal gëstu ji ci garab sàngam recherche la ak trouver soo defee recherche tu trouves moo nga mel ni kuy seet or soo trouvé nga am or soo trouvé wul nga dem seetiwaat leneen donc daal ci tënk li nga ma laaj médecine ci Sénégal développé wul médecine plante pëccëxoo na waaye nag boroom xam-xam yi waxuma la man de ay nit yu am xam-xamu plante ci Sénégal di ko pratiquer di ko jëfe ñii ñoo ngi wax ñii waxuñu vraiment mais 90% yi nag moo ngi mel ni tey Mouhamadou Mansour bu bëggoon jóg faj yaa leen du bokk ak yow sax du ma ko xëy na Tidiane naa leen combat Tidiane tey suñu émission yi bu ñëwoon rek jaxase ay kiyam nekk fajkat léegi fajkat la affaire bi du faj il faut être un chercheur il faut comprendre être un spécialiste des plantes savoir faire du ay tàndale ni doomu aadama dafa fort moo tax parfois nga dégg itam yoo xam ni lépp rek li ko waral mooy ñàkk fonk li ñu am kon daal ñoo ngi gërëm ñëpp tey wax ni ñaan yàlla ñu maytu feebar bi tey ñaan yàlla mu jële ko fi ndax virus moom boo xamee ismu xaaliq allahu xaaliqu kulli shay'in moo bind virus boobu nag baax na fi tuuti nag virus bi baax na fi virus bi yàqul rek de day defar si li muy defar nag bu defaroo mu dem bu defarul buñ toogaatee tuuti beleen ñëwaat rek defaraat waaw moo ngi noonu kon na ñu jàpp ni ne lépp rek yàlla la nag
te nit ki ñu ba pare virus bi gis naa ne war nañu yóbbu ñu fonkaat suñu bopp bi ma gisee ñuy daw Madagascar di jëlee artémisia dama rus parce que ñi ko def ñi si bari rencontré nañ leen ci ay rencontre da ngay rus da ngay gis ni waaye c'est comme ça. li gën a rusloo boutique artémisia bi nekkoon ci marché yi da nga doon ñëw ñu fay exposer seen affaire naan day xeex si boobu daa mën nañu toog at wala ñaari at du ñu jaay benn sachet mais tey benn fepp desatu fa. benn fepp desatu fa chaîne télé yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi dem ci côté Tivaouane di seeti artémisia ñu jéem ko vérifier ça fait très longtemps ñun ñu ngi def ay. waa léegi plante yeeg yëpp ñu xam. plante yi li ñu ci wax mais demal gisi kàdd Vernonia bi gis ko mais sëñ bi non dama la limal loolu ay junni plante nekk Sénégal lu artémisia mën na ko léegi kay dañoo laajul borom xam-xam yi il faut nga laaj ne la garab sàngam kooku mën la démontrer wóol professeur bu la neex wóol le plus grand professeur du Sénégal ñu ne la garab sàngam lii lay faj parce que lii moo ci nekk te nii la feebar boobu di mel démontré nañ ko sëñ bi te nii la feebar boobu di mel te nii la koy empêcher bu développer nii la koy reyee nii lay jeexalee bactérie bi ci yaram bi nii lay jeexalee virus bi ci yaram bi nii lay jeexalee parasite ci yaram bi. ok sëñ bi ñu tàggatoo dama bëgg a fàttali juste mbokk yi may seetaan nii dama ñëwoon tey pour wan leen li nga xam ne mooy plante yi di muy faj muy ñun ak garab yi ñu dëkkal sëñ bi defal ñu ci ay liggéey ak ay gëstu yu am solo lii yemul dong ci gëstu parce que dañ ko industrialiser. nga xam ni kon def nañ ci liggéey bu am solo xooj laam togg laam nu ñu ko mën di defaree set na set boo xam ni jaar na ci ay labo ba ñu def ko ci ay butéelu boppam yu am solo muy biokinia nga xam ni liggéey bu am solo la boo xam ni kii defar lii séntuwu ci bénéfice séntuwu ci dara waaye ndimbal dong li wa ci laahil karim waaye ñun ñoo war a dimbali itam lii xam ni lépp am na ci Sénégal ci wàllu valeur waaye ci bio yi waaye xam nga ni kii ci bouteille yi ci ndox mi ci pen bi mu ci def ak coono bi dimbali nit ñi dong moo ko tax a jóg sang bi dama lay ñaan rek ci say kàddu yu mujj yi ngay tàggatoo nga dellu si waatal ma ci yii muy mujjantal bi bii neer la dañ ciy lijjanti dañ ciy dimbali nit plante lañ ko defaree bii ñaata garab lañ ko composé bii ñuy def. waa kii ne garabu neer la moom am na 6 plantes. am na sax ci ñaari garab yu waxtaan du ma la ko wax yoo xam ne waxtaan nañ ci mu ngi ci. sëñ bi de une déwén du ma la ko wax daa xam ne ndongal daara la bii mooy double H. bii mooy double H bëri na garab yu mu am mais double H C8 problème mu gastrique hémorroïde colopathie fonctionnelle reflux gastrique règle douloureuse moom garab miracle la moom. H44 moom tam pour affaire am doom la mais ci jigéen ci wàllu ovulation ak jigéen boo xam day am problème ovulation ak yooyu. composition sirop bi nag. kii mooy H07 am na fër bi yaa xerta xam nga ko wax naa la ko léegi waaw am na yeneen xeetu garab yu ci nekk dafa neex. bii dafa wex. dafa wex xat. bii dafa neex bii bu la neexee boo demee nga suukar nga naan nga attaaye bu la neexee nga ndékkee ko garab bu neex la benn tam naa lax leen garab bi bu fekkee ni nit ki dafa am asthme bu soog a ñëw rek bu ko naanee day disparaître bu amee crise d'asthme mu ngi mel ni ku ñu sampal kii si saase da ngay gis alvéoles yi bronchioles yi commencé ibbeeku c'est commencé fantastique commencé ibbeeku nit ki commencé mën a nooyi bu baax soo amee ay soj sinusite soj yi sew yi larmoiement bët yi jooy sa nopp yi di xasan H07 c'est très efficace et kii mën naa la assurer à 99% pour ne pas dire 100% ku ko utiliser da ngay wér ci wàllu asthme ci wàllu infection pulmonaire voilà sinusite voilà. ok sang bi maa ngi lay ban laa ci yóbbaale bu may dem. bu la ci neex bii moom comme mën na dimbali ci jamono ji. waaw bii jaboot war na koo gànnaayoo jaboot ju ne war na koo gànnaayoo parce que prévention la boo ma waxee artémisia soo ko amul kii moo mën artémisia. bii moom a gën a artémisia parce que artémisia yàgg naa am Sénégal mais Sénégal xamuñu ko woon foog nañ ni Madagascar la juddoo comme bii nag ñun xam nañu ko nga defal ko fii bii moom mooy gën a.
jëlal bii nga utiliser ko wexaay bi rek à part ça garab bu baax la di nga ci yëgaale leneen loo xam ne waxuma ko ci émission yi mais di nga ma woo. ñu ngi lay jaajëfal bu baax suñu Gora Seye defe naa ni namoon ngeen ko lool waaye tey sax fi ñu génn nag wax dëgg yàlla dafa gën a méngoog jamono ñu ñëw gën leen a présenté li nga xam ne mooy plante yi nga xam moom la ñu am te moo ñuy faj mu def ci liggéey bu am solo boo xam ni kenn umpalewu ko il est temps nag ñu xam ko wan leen ko yéen ñi nga xam ni yëpp gëm ngeen seen bopp ci Sénégal ci Afrique te xam naa ni ñëpp gëm seen bopp waaye dama bëgg ñu gën a takk farluwaat xam ni lépp ngi ci plante yi ñu jàppale suñu ay doomu réew am ci ñoom confiance wóolu li ñuy def ba nga xam ne benn pression du leen néewal doole parce que nit mënta fajoo lu gën plante bi nga xam ni moo nekk ci fa muy dund te lii sutura la bu bàyyeekoo ci yàlla ndax bi yàlla di tàllal suuf di wàcce ndox ci kaw asamaan ngir génne garab yi nga xam ni mooy mottali suñu dund tàgguwul kenn kon bu kenn xeebal kenn xam-xamam ndax wa fawqa zi kulli ilmin alim te fii lépp ngi fi ci wàllu xam-xam ñu amoon mbégte lool di sant bu baax itam sëñ Gora ci disponibilité am xam naa ne dina bari lool ci yéen ñoo xam ni daañu woote ngir laajte numéro 77 683 21 21 683 21 21 incha allah di ngeen jot waa cabinet Kenea maa ngi leen di jox dox daje incha allah ci beneen numéro ak ci Al Irshad àjjuma bi ñu dëkkmal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.